parce que démb gis naa xale góor yi ñu jàpp leen di leen dóor nee dañ leen di confiner man j'attendais tout juste ma woo médecin bi dama woote ne leen ne sama doom dafa socc dañu bëggoon def test bi ñu ñëw directement ñu ne ma demain dina ñëw le matin infirmière bi ñëw non seulement moo déplacé sama biir kër fayuma ko dara mu ñëw testé ñu ñun ñaar ñëpp gratuitement ba pare mu tegal ma ci de même suba bu sa bopp di métti ba ginnaaw suba c'est gratuit saay boo ma woowee ma ñëw ba muy génn boo leen dégloo début live bi ba muy génn lu mu wax mu ne kuy liggéey ku liggéeyul ku am ku amul le test est gratuit pour tout le monde en France léegi lan mooy ndayu ñun ñu nekk 25e pays le plus pauvre au monde tey comme le test ne coûte rien du tout lan moo tax mënoo leen jël nit yi ngeen testé leen gratuitement ku nekk dem liggéeyi soxla ñi feebar ñu toog seen kër buñ leen mënee dimbale ñu lekk toog seen kër ba wër ñu dellu faju seen soxla parce que Macky Sall yow mënoo dundal nit yi yow ku la tëjoon ci kër ne la doo lekk doo naan toogal ba jàngoro bi dañ mais kooku bu toogee këram day dee bu génnee dee léegi yow kooku mënoo ko forcer ne ko toogal doo lekk li jig tubaab yi yow Macky Sall jigu la parce que tubaab yi seen dëkk ku liggéeyul dañ lay fay ku feebar dañ lay faj gratuitement yow ak ñoom bokkoo leen ba nga bëgg a jël la même chose ba la ñuy def ñoom nga bëgg koo appliquer ci sénégalais yi te yow sa ministre de la santé finance la jàng Macky Sall delloo si sa xel nga xam ne ñi ngay gouverner nekkuñu ay mala boo xoolulee ci bu fekkee ne mag yi sax je comprends ta haine envers les grandes personnes parce que une bonne partie ont été lâches ak Laye Wade ndax dañ demoon espionner Laye Wade pour yéegal la yow je comprends sa haine envers nit yi ndax xam nga ne ñi la topp yépp c'est des lâches mais xoolal ci tout tànk yi nga xamante ne dañu war a añ war a reer dañu war a dund ñooñu tey nga leen di teg nakar boo xamante ne yow buñ la ko tegoon doo màgg tey ba doon président de la république tey li nga teg sénégalais du dëgg te du yoon Macky Sall sa doom yi ni ñuy respirer noonu la xale yi nekk ci dëkk bi foo de maa leen yu baax di respirer Macky Sall sa doom yi ni ñu amee seen ak seen yelleef ci àdduna bi noonu la xale yi amee seen ak seen yelleef tey ñi ngeen nekk fi yëpp di saaga 1 2 3 ngeen di saaga ji nga da ngeen dem ba yéen saagakat yi yéen taliban yi da ngeen di dem ba nga xamante ne ñi leen di dimbale sax di toog di leen xaxal ci internet bi dañuy dem ba dañ leen di jéppi wàcc leen ci seen misère ndax ñu nax yéen yoo yem yéen da ngeen am ay mbokk yu nekk ca tiers monde ba 25e pays le plus pauvre au monde ñun ñu am fa ay mbokk Sénégal ñi nekk ci live bi yëpp amul kenn koo xamante ne amul ay mbokkam yoo xamante ne bu ñu yeewoo tey feebar nañu te amuñu lu ñu fajoo Fatoumata maa lay nuyu bu baax a baax ñun ñëpp ku ci nekk am na ay mbokkam yoo xamante ne am na ay problème parce que ñun 25e pays le plus pauvre au monde lañ nekk buñ fi toogee sañse di wane yëre yu ñuy sol daal yu ñuy sol lekk yu ñuy lekk ñun ñoo gën a pauvre sur terre ñun ci ñi gën a pauvre lañ bokk mais comme dañu nekk ñi gën a pauvre démb maa ngi doon seetaan film esclave yi ma gis bi ñuy njëkk a jël les premiers armées noires ñu leen doon jël pour ñu dem xeexal ji Amérique seen premier salaire dafa tuuti woon par rapport ak la ñuy fay tubaab yi dañ ko xotti sànni ko fële jóg ne ñoom seen dignité comme Amérique la ñu bokk bu ñu naree jël 10 euros ñu fay leen ko dañ koy sànni ca mbalit ma ñu dem xeexal seen dëkk gratuitement ay noir ñoo ko def yaa assumaa leen nuyu bu baax a baax ay noir américain ñoo ko def pourtant ñooñu bu ñu jëloon 10 euros yooyu noonu comme ñun parce que ñun am na ñoo xam ne 10 euros lañ leen jox ñu dem voté ci 10 euros la ñuy dem la leen Diouf Sarr di jox ñu topp ci ginnaawam ma leen di wax gis nga problème bi le mal est profond bala nga xam ne Diouf Sarr moo con parce que con avec un grand C ministre de la santé laa wax de ngalax bi ba mu jotee 15 millions la dem may catholique yi pour ñu dem togg ngalax bu bëri suukar bi comme ça ñëpp jabet pourtant boo demee ci hôpital Yoff bi dara amu fa dara
nee na moom moo nekk ministre de la santé Sénégal hôpitalu koñ ba mu dëkk sax mënu ko defar ministre de la santé Sénégal finance la jàng te même je me demande sax ban genre finance la jàng xanaa boo jàngee finance sax investissement rentable ngay def doo dem def investissement boo xam te nga nekk ministre de la santé mu wër la ne boo defaree ngalax nit yi bu ñu defaree ngalax man bëgg naa ngalax de mais suukar rek la fa nekk nga joxe 15 millions maire yi defar ngalax te xalaatoo ne hôpital ba nga am baaxut maire yi bu ñu jabetee du ñu mën a faju am na ñu bëri bu ñu jabetee Sénégal fii la ñuy ñëw fajoo ndax amuñu lu leen mën a faj fële na de seen doom yi bu ñu amee moyen dañ leen di cotiser ñu ñëw fajoo fii léegi yow nga xam lan la impact suukar di def ci dëkk 15 millions ya nga joxe woon ca ngalax ba boo ko defaloon fële na li ci hôpital Yoff bi ku feebar mën a dem faju mais comme Aminata Sam man nuyu bu baax mais comme ñun on est dans un pays boo xamante ne les gens comme des moutons yéen bu leen joxee poison ngeen lekk boo leen gisee leen war a faj doo leen ko xeex Diouf Sarr jàngul santé wàccee leen Diouf Sarr génneen naa leen wan leen ministre de la santé France lan moo tax moom bu toogee day commandé Diouf Sarr topp ci ginnaawam parce que Diouf Sarr bu demee France toog ak ministre de la santé France day dem jàng ji leçon la fay dem jàng ji étudiant la léegi bu paree mu ñëw jàng testé ko ci ñun moom leçon ya mu jàng ci tubaab bi lay ñëw testé si ñun moo tax taux de mortalité bi Sénégal dem leen xool ils ne vous le diront pas demee xool taux de mortalité bi ñu leen di nax naa leen 400 personnes ñoo dee Sénégal xool leen ci internet bi ñaata xale ku ci nekk nag calculer ñi mu xam yëpp entourage am yëpp ñaata nit ñoo gaañu Sénégal waxuma la sax accident routier yi tey mënuñu leen wax ne mortalité Sénégal laaj leen Macky Sall ngeen ne ko taux de mortalité Sénégal daaw avant Covid bi ak ren daawaati jéeg ak daaw ak Covid bi ban moo ëpp ngeen xool te xam suñu taux de mortalité dafa yokk wala dafa wàññeeku Sénégal dara moo jaarut yoon bokk Covid bi mun na gaaw a rey nit ki def crise d'asthme affaire bi jaar pour moom mu dee ñu gàddu tëj suul ñu ne asthme moo ko rey fekk leneen moo ko rey tubaab bi ñoo leen gën a xam ne bu fekkee ne Covid bi mu ngi rey fii nit yi France mu ngi leen di rey yéen ñi noir yi il est en train de vous tuer mais ñun dañu am benn discours boo xamante ne ku dee ñu ne yàlla moo ko rey ku sëkkat ñu ne yàlla moo ko sëkkatloo ku am xaalis ñu ne yàlla moo ko may xaalis léegi tubaab bi xam nañ loolu moo tax ci nit ba pare ñoom teguñu ñu ñuy nit ñoom bu ñuy calculer taux de mortalité yi dee ci nit humain ñoom boolewuñ ci nit yu ñuul yi parce que ñoom nit yu ñuul yi ak golo ñoo xaw a jegeyantoo pour ñoom ci seen mentalité parce que golo rek mooy accepter ngeen baal ma ci terme bi am na ku ñu ko xasoon ñuy bañ ku jàng santé ku jàng finance ñoo di ko faj di ko raqueter parce que nous raquette comme des singes daf ñuy raqueter comme ay singes Diouf Sarr le petit Diouf Sarr là c'est un insulte mais vraiment phénoménal le petit Diouf Sarr là le petit type là yow nit naka lañ la mënee dénkee santé wu 15 millions d'habitants jàngoo ci dara ngay toog di fen matin midi soir bu tayee nga ne di nga doo vacciner bu subaa nga ne da ngay vacciner bu subaa nga ne da ngay tester bu subaa nga ne dootoo tester mënoo ci dara Diouf Sarr yax maama yem bàyyil ministère bi nga ñëw ñu jaay carotte au moins tu vas pas tuer des gens parce que tu es en train de sacrifier la vie de beaucoup de Sénégalais bàyyi leen nit bu jógee rek di sacrifier seen vie ngeen toog fii ñu di leen manipuler comme des toutous tey di nga boo leen yeewulee dootoo leen mos a yeewu man di nga man les politiciens là moo tax nee naa leen Pastef man maa fi nekk œil laay xool œil partout j'y suis je reste di nga ministre de la santé bu suñu président Ousmane Sonko di nekk président rek ku jàng santé la ñuy def am nañu ay médecins yu xarañ ñoo xam te ne mën nañ ko gérer am nañ ñu def politique de la santé ñoom dañuy woo ñu gérer ko ay nit ñu jàng santé ñi jàng finance duñ fi gérer ti santé loolu na leer amul man maa jàppale woon Sonko mu am ñaari militant ñetti militant man maay gérer santé bi dañu dul joxati suñu bakkan bii man moo tax sax man Sénégal fii ak yenn jàngo yaa ngi exister
man sax duma fa xant parce que man dama bëgg sama bakkan bi duma jël sama bakkan bi di ko dénk koo xam te ne finance la jàngul santé sama bakkan bi ku jàng santé moo koy faj ku jàng finance duma ko dénk sama bakkan bi mu di ko faj. Balla maa lay nuyu bu baax a baax ak Fatima ñëpp ñu dugg maa leen di nuyu ak sama sœur boobu noonu Sonko Doma Fatoumata Danso mun naa jox jëy ñoom ñëpp samay sœur lañu. yàlla def jàmm yàgg ndax seytaane dafa bari doole may ñaan ñi seytaan laay fi bu leen melewu ci xuloo ñaari liveur bu leen ci melewu xuloo boo fekkeewul xamoo lan mooy origine bi lan moo nekk bu leen ci dugal seen làmmeñ ba yàlla jubóole leen jàmm am wax fii wax fële ah yow laa àndal àndumax kenn ànd leen ak ñëpp jàmm am Sénégal jëm kanam on a tellement de choses à faire. Georgie rakku Fatoumata Danso la suñu rakk la c'est une petite sœur. Sonko Doma elle vient d'arriver c'est une sœur aussi. ñoom ñëpp xam naa leen man j'ai parlé avec eux tous seen xol yi ku leen joxoon paaka sax duñu rey mouche seen xol yi dara newu ci. c'est des mamans c'est des gens très bien mais yenn saa yi dañuy jël xuloo yóbbu ko boo xam te ne nii dañ lay dëkkal foo dëkkut ñoom ñëpp amul kenn ku ci cagatu ku ci nekk mu ngi ci jëkkëram mu ngi ci këram mu ngi am ay doomam c'est des mères de famille. xam nga ñoo seytaane ñi dugg ci live di commentaire yow caga nga dem di wut camp booy àndal loo leen ci àndal loo leen ci far ñenn ñiy far loo leen di far taliban yi gis naa leen ñuy far loo leen di far lu seen yoon c'est quoi votre problème en fait lan moo nekk seen yoon nit da ngay jàng dugg li sa yoon nekk li sa yoon nekkul nga ñaan yàlla na fa jàmm am. live dina fees dell nit yi mën a mënewu de ce qui les regarde pas xam nga lan moo nekk suñu yoon tey Diouf Sarr mi nga xamante ne moom moo yore suñu bakken bii santé Sénégal te jàngu ko Diouf Sarr boobu noonu moo nekk suñu problème kooku c'est le problème de tous les Sénégalais parce que même ñu nekk ci kaaw bi suñu bakkenu yaay yi suñu bakkenu tante yi suñu bakkenu nijaay yépp Diouf Sarr moo ko yore kooku tey dañu war a dem tëbali këram tëbali ndeyam di nga ñu war a tëbalee maire yi parce que seen contrat jeex na di nga Diouf Sarr da ngeen war a dem rek saccager ndayu kër gi rek Diouf Sarr servom yegg si mu xam ne li muy def mënu ci dara mu jóge fi loolu mooy fulla mooy fayda ay nekk fii naan dañuy dem di taal ay pneu man seen manifestation moo amul xorom taal ñetti pneu lakk seen buntu kër wàcc ki nga xamante ne moo leen di toroxal mu nekk fële na le di toroxal seen yaay di nar a rey seen yaay seen pap da leen di rey il va vous tuer parce que di nga garab yi leen tubaab bi di envoyé garab bi la tubaab bi di envoyé produit ba nekk ca biir Diouf Sarr jàngu ci dara bu fekkente ne poison la ca tubaab ba def Diouf Sarr mënu koo examiner pour xam ndax poison la ou pas léegi nag Diouf Sarr boobu noonu da ngeen war a dem tëbali ndeyam ba Macky Sall dem indi leen ki jàng santé mu gérer seen santé comme ni ko tubaab yi di defee personne n'est con au Sénégal ñenn ñi nekk mbokku Diouf Sarr lay waxal parce que mbokkam mi yëpp boo demee ci live fii moom kañ ku baax la moom kañ mën na maye xaalis li nga xaalis mu leen di may faju leen parce que bés boo leen feebaree du Diouf Sarr moo leen di faj il est même pas capable d'examiner un hôpital pour savoir si c'est dans les normes ou pas man mii jaay carotte sax je vois plus clair que Diouf Sarr nee na Europe la jàngee mais Diouf Sarr yàqoon dégg naa Europe nga jàngee yow Europe bi nga jàngee ministre de la santé bi santé la jàng xanaa bu la Macky Sall tegalee ci domaine boo xam te ne yow jàngoo ko yow Diouf Sarr yow yaa war a ñëw nga ne man jànguma lii xawma ko duma ko jël def loo mënul bàkkaar la yow double bàkkaar nga am parce que tu es un assassin yow Diouf Sarr parce que li ngay def nii affaire u assassin la affaire u criminel la parce que bëgg nga am salaire rek bëgg nga am turu ministre de la santé te jàngoo ko bëgg nga rey sénégalais yi te jàngoo ko tu n'es même pas capable de donner des chiffres exacts moo leen nag xam nga fen
fenn Diouf Sarr yi man maa leen koy démontrer parce que yéen depuis dès le début Covid bi peut-être am na ñoo xam te ni suivre ñu woon fenn Diouf Sarr yi début Covid bi Diouf Sarr amoon na ay hôtel yu ñu demoon loué dem def fa ay sénégalais nee nañu mettre leen en quarantaine fenn yooyu fii la ñu fekk mu am ña fa rëccoon génn ne dañ leen bëggoon testé dañ leen bëggoon pikiir début Covid bi loolu yëpp mu ngi fi loolu yëpp ci ay jéewoo foofu la ñu waroon dem rek tëbali ndayu Diouf Sarr ñu toog ba muy continuer def jéewe def ay jéewe def xam nga kañ ngeen am xam nga kañ ngeen di xam ne Diouf Sarr il est venu il est né pour vous tuer parce que ñu naan Jésus est né pour ñu sauver yéen Diouf Sarr il est né pour vous tuer bés bu ñu leen génnee les nombre de personnes yiy dee Sénégal par jour ah day xam ne Diouf Sarr ak charlatan yi nekk ci koñ bi mooy marabu yooyu noonu bu sa tànk damee au lieu nga dem hôpital ñu plâtré ko nga dem ca marabu ba mu mocc ko am na sama benn mbokk boo xam te ne mocc tànk moo ko rey dégg ngeen topp ca marabu ba au lieu mu jaar opposé bi koy faj mu dem sens contraire la ñu di ko mocc ba tànk ba nëpp infection bi jàpp bopp bi mu gaañ certains vont rigoler mais Diouf Sarr jabraankat la dégg ngeen maam nee na Diouf Sarr moo jabraankat yi mooy marabu yu ni ñu koy waxtee seetkat yi nekk ci koñ bi Diouf Sarr moom ak Selbé Ndom ñoo yem su Diouf Sarr doomu Selbé Ndom la di nga fen yi Selbé Ndom di def fen yooyu la Diouf Sarr di def mooy boo leen ñëwee toog mu xool situation bi mu xool li xew France mu résumé ko ñëw récité leen ko moo nekk comme sëriñ boo xam te ne boo demee toog nekk seetal ma mu xool sa kanam gi ba mu neex ko ah mu ne yow de bu dee jeune nga yow de boo génnee boo defee sarax bii di nga tasex jëkkëru tubaab boo defee sarax bii di nga tasex milliardaire boo saraxee ñaari suukar loolu moo nekk Diouf Sarr doomu Selbé Ndom la mais comme Sénégal nit mun na fen bu dellu si waatee mu ne fen bi yàllaa ko wëlbatiku dëgg la woon yàllaa ko wëlbatiku mu doon fen mooy Selbé Ndom mooy Diouf Sarr léegi nag Diouf Sarr lu mu leen waxati ci télé bi maam moo ko wax ku bëgg boppam ku bëgg a gudd fan bu mu ko déglu boo leen bëggee gën a gudd fan maam nee na ngeen dem tëbali ndayu Diouf Sarr ak ministère am ñoom ñëpp ñu dégagé tout le monde fii ak Diouf Sarr mu ngi fiy nekk seen taux de mortalité day gën a élevé te dinaa dugg ci internet bi dem xool bu fekkee ne ñu ngi déclaré chiffre exact parce que ñoom ñoo fi dàq fen li ñuy def ak la ñuy déclaré bokkut tey pour wane wax ne ñoom ñu ngi gérer Covid bi ñoom nee nañu ñoom dañuy déclaré normal mais yéen Sénégal gis ngeen nit yi ni ñuy rombee def ñu masque def ñu dara ñu leen di gëmloo ni waa naaj bee soleil bee tax nit yi nekk ñu dee kan moo mën a compter ñaata nit ñoo dee Sénégal kan moo ko mën a wax exact fii ku fi génnee chiffre ne 400 personnes ñoo dee depuis Covid ba mu commencé ba léegi kookoo gën a ñeme yàlla ci àdduna li ñuy wax yëpp bu mu tax ngeen dóor seen doom bu mu tax ngeen dóor seen mbokk bu mu tax ngeen saaga seen doom bu mu tax ngeen def naka sudul noonu ndax jaru ko fi li ñuy def yëpp naxe mbaay la naxe mbaay Macky Sall nax na leen ba doon le président de la République c'est pas très grave tuune la c'est pas très grave am na ay projet yi muy def yu rëy yu bataax yoo xamante ne c'est pas pour vous pour tubaab yi la ndax ñun jànguñu ko yëgaluñu ko tàgguwuñu mooy yéen a ngi nekk Sénégal lépp a ngi nekk di face sur vos yeux mais xamoo leen dara xool leen village bi piwu gaz ba tàkk waa village ba ci ay baraak la ñu dëkk ci ay kër yu délabré Afrique rek ngay dem gis dëkk ba am gaz nit ña kër yu délabré la ñuy dëkk mais bu fekkee ne ministre de la santé finance la jàng yeneen ministre yi domaine ba ñuy def jànguñu ci dara xamuñu ci dara mënuñu ci dara moo tax ça moo tax duñu mës a avancé ñëpp ay avancé ñu dellu ci ginnaaw nekk fi di saagante di sànnante ay xeer di yàkkante ay der di def naka sudul noonu loo xamante ne mooy wane ne ñun non seulement suñu dëkk dafa pauvre mais ñun on est pauvre d'esprit au fait
ñun on est très pauvre d'esprit xam nga ko pauvre d'esprit yëfu xale rek lay def yëfu dof rek lay def ñun loolu rek lañu nekk di def ci àdduna bi moo tax kàddu yu am yu gën a rëy yëpp ñun buñ fa toogee kenn duñu déglu parce que lan mooy ndeyu ñun ñu am médecin yi xam ay terme médecine mu am ñu jàng politique de la santé ñooñu xam terme yeeg expression yi ñooñu waroon toog fi ñuy réfléchir naka la ñuy maîtriser Covid dans le monde ñun au lieu ñu yónni ñooñu ñu ne déedéet ka jàng finance la ñuy yónni pour mu dem discuter ngeen foog ne Diouf Sarr bu toogee ministre de la santé France nga foog ne on va lui donner la parole il va dire quoi qu'est-ce qu'il va dire wax leen ma rek lan la fay wax amul dara lu mu fay wax parce que ñooñu la ñu jàng moom la mu jàng dafa bokkut amul fa parole tey bu ñu nee santé médecin bi def santé dafa def serment boo xamante ne faj nit d'abord l'argent vient après léegi domaine boobu naka la ñu mën a dénkee domaine boobu noonu ki jàng finance pour mu jiital xaalis d'abord et la santé après mu mel ni dëkk bi ñi fi nekk duñu jóg mukk xeex seen ak seen yelleef tey pétrole baax na gaz baax na zircon baax na mais loolu yi boo leen ko amee te amoo leen santé naka ngeen di liggéeyee ku feebar naka lay demee liggéey dafa am ñaari base yoo xam te ne dañ ko négliger Sénégal mu nekk la santé benn ak l'éducation tey jàng bi ak santé bi ñaar yooyu mu nekk valeur yoo xam te ne mun naa wax ne c'est primordial pour développer un pays ku amul santé doo liggéey ku amul santé doo jàng ku jàngul ku amul xam-xam du mën a faj ku amul xam-xam du mën a defar dëkk ñaari domaine yooyu nga xam te ne ñoo gën a am importance ci dëkk ñu wàcc ko Diouf Sarr l'idiot du village bu ma ne woon dafa jël 15 millions pour def ko ci école mu mun a wax def ko ci hôpital mu mun a wax mais def ko ci ngalax catholique la bu ma sañoon ñuy def loolu ci ngalax ndax partage bi c'est très bien mais àdduna dafa am ay priorité munoo wàcc hôpital bu délabré ba le nekk fële na léegi Yoof jël 15 millions di ko maye pour ñu defar ko ngalax wàcc duusu hôpital ba ñu tilim te duusu hôpital boobu noonu ñun ñëpp lay jëriñ amul catholique bi amul jullit bi ñun ñëpp ñoo fay dem c'est pour l'intérêt général mooy il laisse l'intérêt général pour privilégier l'intérêt de chaque religion pour ñu mun ñoo entretenir endormir ñu comme des fanatiques pour que ñu gën a fanatique pour que ñoom ñu gën a mën a def ay conneries ministre de la santé bu jàngulee santé lekk yu bon yu dugg ci dëkk bi naka la koy mën a analyser ba xam ne lii warta mën a dugg bu continuer dugg moom day bëri ay malades yu mu war a mën a gérer jàng ko mox maama yem xamu ko bu ko tari day métti yéen am ministre yu gën a nul sur terre ministre yu gën a bon sur terre yéen ak am yéen ba pare rëy làmmañ plateau bu nekk mbala mais pour camembert yéen ñu bokk APR da ngeen war a wax ndax ministre de la santé sax mënoo leen ko tànn mënoo leen dara rien du tout te xam nga lu gën a métti mooy man je comprends pas Macky Sall boo defee changer ministre yi wàcce nga fi Aly Ngouille Ndiaye wàcce nga fi ñenn ñëpp mais ki gën a nul mu nekk ministre de la santé li mu jàngul ñu nekk en temps de Covid nga war a joxe koo xamante ne maîtriser na santé jàng na ci terme bu nekk médicament bu nekk mun nañu wax lii moo nekk composant bi ku feebar lii nga war a def nii nga war a def pour bañ a kooku changé woo ko de man loolu moo ma jaaxal man loolu rek man bu fi wàccoon Aly Ngouille Ndiaye sax mu changé ministre de la santé parce que on est en temps de Covid ma mën a comprendre ndax ñoom ñëpp la ñu jàng xëy na mën nañ koo tari ca la ñu defoon mais kii la mu jàng moo bokkul lax lu moo méngoowul lax situation bi ñu ne temps de pandémie ay vaccin ñu ngi ñëw nag dinañ leen piqûre Diouf Sarr moo ko war a examiner te jàngu ko foofu rek lay xamee ne nag tey rek la Sénégal di neex Diouf Sarr moo war a examiner lépp li nekk seen vaccin yi te jàngu ko Diouf Sarr moo leen war a tester war a gérer test yi war a ñëw analyser ko doog leen kay jox te jàngu ko
ngeen foog ne Institut Pasteur nax leen yombut yéen kun pour nax leen yéen a nekk ñu gën a yomba nax sur terre yéen waa Sénégal man médecin yi laay wax médecin yi pharmacien yi ñëpp ñi nga xam te ne service santé lañu jàng vous êtes où parce que ñu ngi saaga seen métier vous êtes où yéen a war a jóg gérer lii vous êtes où naka la ay nit yoo xam te ne jàng nañu santé mën nañu santé ñu ngi faj ñu ngi opérer ñuy nangu koo xam te ne jàng ko xamu ko mënu ko di leen diriger ils sont où les personnels de santé foo leen nekk yéen docteurs yi infirmiers yi ñi nga xam te ne jàng nañu santé ñoo xam te ne toog nañu pendant 10 ans di jàng santé naka ngeen mën a accepter ki nga xam te ne finance la def xamul dara ci santé on n'a même pas d'incinérateur appareil bi nga xam te ne da ngay def lépp mu lakk ko cendre tànku nit yi ñuy dagg fële Île Mamelle lañ koy sànni seringue yi ñu ngi Île Mamelle poche de sang yi ñu ngi Île Mamelle mais attends on est dans quel monde ban monde lañ nekk dañuy wax ak yéen dañuy yuuxu ba sonn ñun fii suñu bakken yi ki ñu ko dénk mu nekk ministre de la santé la jàng li muy wax da ko xam situation bu nekk daf ko xam médicament bu ñëw xam na composant bi mun na ci wax mun na toog ak médecin yi génne ay termes yoo xam te ne mun nañu waxtaan déggoo yéen chinois bi bu indee garab Diouf Sarr da koy wàcc mu dugg parce que ñun ndimbal moom na doon gratuit rek même bu nekkee Doliprane bu bon na doon gratuit même bu nekkee test bu bon na doon gratuit même bu nekkee piqûre bu bon na doon gratuit léegi ñoo ñëpp nañu indi lu ñuy rey ma leen di wax ne Chine dafa fees dell ba ñuy tuuru bu ñu mënoon rey la moitié de la population sénégalaise ba pare ñoo déversé wu am liggéey dañ koy def parce que dans le monde d'argent y a pas d'amis moo tax santé kenn du ko dénk koo xam te ne argent la jàng kooku amul xaalis finance bi lay xool amul sentiment Diouf Sarr day toog ak yéen rek mais amul sentiment ci yéen sentiment bi vrai médecin waroon am mooy ki am amour médecine ba toog pendant 10 ans di jàng médecine xaritam yi ba ñuy foo mu ngi jàng médecine parce que bu màggee dafa bëgg a faj mooy Diouf Sarr ba mu doon jàng école waxuloon ne bu màggee dafa bëgg a faj moom dafa ne bu màggee dafa bëgg a am xaalis moo tax mu jàng finance léegi nag mu màgg bëgg a wut xaalis jaarale ko suñu état de santé dafay métti il faut qu'on se bat ça peut plus continuer parce que tey on se ridiculise nañ xool monde bi yépp ku ci nekk bu présent indee ministre de la santé ne santé laa jàng lan nga def ci santé bi lii te da koy démontrer ñun ñu indi leen ki jàng finance terme yi sax ci boppam Diouf Sarr da ko dul xam parce que jàngu ko moom maama yem terme santé yi xamu ko moo tax bi rawul newee de toutes les façons chloroquine bi day faj rek ñoom ñëpp chloroquine day faj rawul Sénégal la nekkee fa la doon liggéeyee fa lay parce que ils font que répéter ils cherchent même pas à savoir ndax li rawul wax ndax dëgg la wala du dëgg non comme rawul la Sénégal am na chloroquine bi kon rawul wax na dëgg looloo tax ñun feebaruñu fexe leen ba ñun bokkuñu ci ñiy feebar ñiy dee que des conneries à 2 balles kon xam naa da ngeen ma ne parce que rawul Sénégal la nekkoon mu ngi fa doon testé papam fa la juddoo affaire yooyu kon xanaa looloo tax suñu duus yi forox duusu hôpital yi forox moo tax ngeen ne bactéries yi moom buñ ñëwee rek am nañ ñu ko mën a fekk xool leen tumeur yi am na benn tumeur bu ñu wone gaan bi nee na saay bu ko doom ji xoolee day daw tellement que da koo ragal est-ce que xam ngeen ne tumeur yooyu noonu au début kese tout début antibiotique moo koy faj mooy bouton yi ndaw yooyu noonu bu commencé génn boo jëlee antibiotique day dañ mais boo ko bàyyee ba mu infecté wu ba def tumeur da ngay dee da ngeen cotiser ba sonn la personne ne va pas se lever parce que bañ ko waree jël
en charge jëluñu ko en charge mais comme ministre de la santé finance la jàng ñi am tumeur boobu yëpp du leen teel a jël en charge nag jàngu ko mënu ko xamu ko mënu sax sensibiliser nit yi ci domaine boobu noonu léegi bouton bu ndaw boobu noonu day dem di law ba mu mel ni nga am deuxième bopp mooy tumeur bi infecté wu na gën na rëy ba nga xam ne def na tumeur nga dee te ba mu nekkee lu ndaw kese antibiotique qui ne coûte rien du tout man keroog bi ma ko xamee sama xaritu rakk dafa gaañu affaire bi ñu di ko gàddu di ko yóbbu ci ay Diouf Sarr mooy sëriñ ñi Xalifa Xaw Fay ñu naan diw moo ko liggéey ndeysaan ñun Sénégal yàlla nañu yàlla baal goro bee ko liggéey njëkke bee ko liggéey deuxième femme papa jee ko liggéey ndax moom moo nekk taaw bu góor lu nekk yàlla nañu yàlla baal jour bi ma toogee sama benn xaritu médecin ma di ko expliquer mu ne ma lii bouton bi buy nekk lu ndaw antibiotique moo koy faj mais bu demee ba jéggi dayo ba def tumeur da ngay dee affaire baa ngi rey sénégalais yépp mais tant que yéen ngi fi wàcc Diouf Sarr l'assassin du siècle man l'assassin du siècle laa koy tuddee doomu Selbé Ndom parce que moom ak Selbé Ndom boo leen tegee wër na ma ne ñoo bokk gène ñoo bokk ADN Selbé Ndom dafa nekk Xalifa Xuufa ci biir koñ bi kenn mënu koo jàpp Diouf Sarr dafa nekk Xalifa Xuufa ministre supérieur kenn mënu koo jàpp parce que Sénégal kenn du fa jàpp ay ministre yu am xaalis comme Macky Sall moo ko tànn dafiy toog léegi nag Macky Sall hormis loolu Macky Sall yaa ngi dund Sénégal tey boo feebaree Macky Sall balaa ngay yegg si France mun nga dee Sénégal parce que yax ñun yi ñoo yem sa bakken bii ñun suñu bakken bi ni nga ko jëlee dénk ko Diouf Sarr noonu nga jëlee sa bakken bii dénk ko Diouf Sarr mooy bés boo feebaree Macky Sall ba nga Covid fii di nga xam ne lépp dëgg la di nga xam ne santé kenn du ko dénk koo xam te ne jàngul santé ku jàng santé lañ koy dénk tey yaa fi am état de santé bu gën a nul ci àdduna mooy mel ni maam ñaaw buy bëgg a dee jàkkaarloo seetu bi naan maa fi dàq loolu moo la dal yow Macky Sall domaine de santé bii Macky Sall soo bëggee gudd fan wàcceel ma Diouf Sarr bés boobu wàccee Diouf Sarr day contribuer ci sa espérance de vie day contribuer ci espérance de vie sénégalais yi da koy yokk fii ak yaa ngi fi wàcc Diouf Sarr ñun ni ñuy jegee dee suñu mbokk yi di jegee dee yow noonu ngay jegee dee parce que boo deewee boo feebaree Diouf Sarr du ko mën a gérer xamu ci dara live bi nag fii laa koy yemale ngeen partagé ko ba mu yegg ci Diouf Sarr ak Macky Sall ñoom ñaar rek Diouf Sarr bu ko jotee Macky Sall jot ko j'espère que Diouf Sarr dina def prise de conscience mu dem démissionner pendant qu'il est temps Macky Sall dem xool ci suñu médecin yi wala suñu scientifique yi wala xale yi jàng politique de la santé xam ci xarañ ci mu jox leen domaine bi parce que Macky Sall moo nekk président de la République jusqu'en 2024 mu neex ñu mu nakari ñu 2024 moo fi toog comme moo fi toog jusqu'en 2024 soxlaatul ñu di ko saaga non parce que nee na institution la soxlawul ñu koy saaga kenn du ko saaga kenn du ko traité naka su dul noonu da nga bëgg ñu câliner la comme un roi on va te câliner comme un roi et même aller plus loin lijjante sa état de santé ba 2024 moo tax ñu lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi wàccel Diouf Sarr pour yow sa état de santé ñun comme ñun bas peuple lañu après ñun on vient après pour notre état de santé moo tax nga war fee teg ku jàng santé mais ñaan na suñu président Ousmane Sonko yàlla na fi yàgg te wër may remercier patriotes yi yépp yi nga xamante ne depuis bu ñu waxee 125 millions yi démb dama kontaan dama xëy tey le matin taal sama portable ki ma njëkk a jot ci message mu ne ma maam dama bëgg nga def le tout ba ma am carte de membre Pastef moom nee na carte de membre Pastef wareef citoyen la une obligation citoyenne dama doon gis nit ne dem voter moo nekk wareef mais bu ñu demee ba toog ba sénégalais yi ne am carte de membre Pastef wareef la ça fait énormément plaisir kon tey bëgg nañu dans l'unanimité de tous les sénégalais ku nekk ne carte de membre Pastef wareef la
même bu dee damay dem root téye bale pour am lu ma jëndee carte de membre bi ku nekk ko war a jëndal boppam loolu dafa nekk loo xam te ne boo ko jëndalee sa bopp c'est symbolique nga ñëw wane ne lii man dama xeexoon amoon benn xale boo xam te ne saa bu liggéey day jël 250 def ko ci Pastef mais c'est tellement beau nit toog liggéey def lépp ne man lii dama koy def ci Pastef sama wareef la sama devoir citoyen la parce que dëkk bi dafa war a changer par la force il nous faut de la chair fraîche buy ñëw rénover parce que amoon naa Macky Sall ci jamonoom xamuloo ne ministre de la santé la war a jàng parce que ci entourage am na ñu def médecine ñoo xam te ne mën nañu faj mën nañu lijjante xëy na xamu ko mais comme on apprend tous les jours boo toogee nga gis ne tubaab yi seen ministre de la santé la jàng te yow saay boo fay yóbbu cuune nga fay yóbbu kooku amul moo bu mu fay wax ndax la muy tari foofu jàngu ko kenn du ko déglu fexe leen ba tubaab yi déglu leen ku jàngul santé du yàgg ba tubaab yi déglu leen Diouf Sarr du yàgg ba Diouf Sarr def rapport ba tubaab yi déglu ko du yàgg ba Diouf Sarr ne 40 personnes ñoo dee ci Covid te ñu xam ne moom mënul tester Covid 400 personnes ñu di ko gëm mooy tubaab yi lii rapport yi Diouf Sarr di joxe yépp amul benn tubaab bu ko gëm ndax xam nañ jàng ko ñoom ñoo leen ko gën a xam lan moo tax tubaab yi dañu imposer test yi pour ñu ñëw fii parce que xam nañ ñiy gérer suñu santé xamuñu ci dara mënuñu ci dara. Bye bye tout le monde bonne journée ngeen partagé fa ngeen ko war a partagé.